sama gox 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 mon quartier sama goxam gën di xam sama gox sama gox mon quartier sama gox sama gox ku ñàkk sama gën a gox am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba mbariyango mbariyango goyite mbariyango goyite vagalam vagalo di jour au lendemain noonu lay waye noonu lay waaye noonu lay waaye waaw waaw waaw. asalaamaaleykum mbokki xarit ci ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey moo di cité Touba Renaissance ñu gën ko xam ci cité Mbackiyou Faye nekk fii ci Wakaam ñu ñëw xool askan wi nan nañ fi toogee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp di leer ci biir seen émission sama gox mon quartier fii ci Touba Renaissance. mbariyango goyte vagalam vagalo di jour au lendemain noonu lay waye noonu lay waaye noonu lay waaye waaw 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 mbariyango goyte. Touba Renaissance nag boo koy dégg dafa nekk benn lotissement boo xamee ne ñu ngi ko def ci terrain yi aéroport bi moomoon waaye toll na ci fukki at ak léegi biñ ko commencé jaay donc Promobilière moo ko morcelé di ko jaay Promobilière moom mooy société immobilière bu sëñ Mbackiyou Faye moom moo ñu jaay terrain yi nag ñi ko jënd ay particulier lañu am na aussi ay coopérative man mii ci coopérative Sonatel la bokkoon maak ñu toll ak fanweer ci samay moppandoo ñu jënd fi ay terrain bi ñu fi jëndee nag commencé di tabax man maa ngi sanc en 2015 donc mi ngi bëgg a yàgg ñu njëkk a sanc 2013 lañu fi ñëw boobu nag foofu fii dara nekk fi woon dara nekk fi woon cité bi di màgg ba toll fi mu toll nii tey donc association boobu ñu sosoon 2015 moo fi nekk di dund ba léegi bureau bi nag am na ñu changé ndax nit ñi suñuy sanc rek bëgg a jàpp ci liggéey bi parce que liggéey bu metti la ndax cité bi dafa yaatu da doon cité boo xamee ne lañ ñu digoon ak liñ fi fekk du benn ba tax na jafe-jafe yi ñu ngi fi di gën a tar. sëñ Mbackiyou Faye bi muy sos cité bi ci kayit yi maanaam acte de vente yi ci la bind Touba Renaissance donc xam naa lu tax ñu mor ko tuddee Touba Renaissance moom lañ ko war a mën a laaj pour mu wax ñu ko mais ñun suñu acte de vente yi Touba Renaissance la ñu bari sax cité Mbackiyou Faye lañ koy dàkkantale ndax moom lañ ko xamee mais kayit yi daal Touba Renaissance la ci bind moo tax bi ñu créé association bi war a méngoog yoon moo tax ñu tuddee ko association des résidents et propriétaires de Touba Renaissance mais ñu bari fii boo jëlee taxi boo ñëw fii boo waxee cité Mbackiyou Faye da nga xam fan la waaye boo waxee Touba Renaissance da nga xam fan la. ci Touba Renaissance nag ñu gën ko xam ci cité Mbackiyou Faye askan wala ñuy joytu bokk na ci tali yoo xamante ni nañu ko defaree baaxul ci seen gis-gis yooyee tali sax nañu ko xóotalee nag tax ba dugg seen i garage doon ni jafe-jafe. defe naa bu ñuy wax sax dafa mel ni tali bi lu ñu promettre la en plus mais si suñu contrat si notaire dafa am benn paaru xaalis boo xam ne c'était destiné pour tali bi wala assainissement bi wala espace public bi nekkul loo xam ne dafa nañu boo leen ma defalee lii dinaa leen ko neexalee donc loolu il faut mu leer. tali ba mu ko war a defar yàgg na defaru ko ñu wax ba sonn bind ba sonn ba 2019 2017 mu recevoir association am ñu dem toog waxtaan 2018 plutôt ba ñu waxtaanee moo nañu man de dinaa defar seen tali yi waaye damay xaar liggéey bi jeex ñu ne ko nag liggéey bi du mës a jeex ndax particulier fi jënd terrain
saa yu la neexee la ñuy commencé tabax coopérative yi jënd terrain saa yu la neexee la ñuy commencé tabax kon nag mënuñoo xaar ba liggéey bi jeex mën nañu bu boobaa man dinaa leen defar seen tali bu yàqu nag yéen a koy defal seen bopp ñu ne ko d'accord nañ si defaru ko ba dañ ko mujj yóbbu yoon fin 2019 ñu daan ko ne ko na defar tali yi ni mu gën a gaawe xam naa nag loolu neexu ko ba tax na liggéey bi gis ngeen ni mu demee liggéey bi dara baaxu ci ndax ñam ko dénk dañoo mënul kenn xamul fu ñu jóge ñoom dañoo ñëw rek loué seen benn camion loué seen benn ndaraan commencé di xoos cité bi nag mbedd yëpp xoos nañ leen ba xool fii nit ñu bari mënatuñoo dugg seen garage ndax dafa xoos mbedd yi doo ko teg espèce u goudron bi. mënoo jaay ay nit ne leen dama leen di defal ay tali ba pare ñëw bàyyi leen ci suuf su xonq ñu xeex ko am ko nga ñëw indi suuf su xonq sotti ci lu ñuul dem sa yoon. d'ailleurs notaire yi am nañ ci benn part de responsabilité bu mag a mag parce que ñoom seen bopp xaalis boobu bu ma jànguma sama xam-xam màccul ci mbiru droit affaire immobilier mais sama collègue yi mun nañ ko témoigner xaalis boobu normalement destiné au bitumage et autres notaire yi waruñ ko woon génnee tant que amuñu preuve ne que kii dina commencer liggéeyam d'ailleurs am nañu ay cités voisines yoo xam ne ñu ngi bitumer parce que am na benn xaalis boo xam ne notaire yi dancanoon leen ko ñu complété ñoom pour mun a def li nga xam ne moom la ñu bëgg mais xam nga ne li ñu fi defal nii sagaru lii te def naa lii sax gis nga nekk du tali bu ko waaji zoomé dañ ko gis. déjà dem nañ ci yoon boo daan ko benn yoon sur le plan juridique par rapport à tali. lu jëm ci wàllu réseau électrique bi ñoom nee nañu sous terre lañ leen waxoon waaye tey ji gis nañ ñi mi ngi taxaw ci ay poteau waaye itam ñu ciy wéy di am yi jafe-jafe. ba ñuy jaay terrain yi nag ñoo jaayoon benn réseau électrique bu nekk ci suuf loo xam ne dañ koo suul waaye réseau bi mujj la baax ndax dafa am ay problème yi dul jeex ba ci gannaaw ga la ñu monté fi benn association pour jéem a jublu ci jafe-jafe yooyu yëpp ñu amoon 2015 laay wax de. ci la ñu dugg ak génn ba ñu defal ñu réseau électrique bi mu nekk nii ci kaw donc loolu moo ñu ci génne ndax ñaari fan ñett dafa doon am ay coupure fii kenn du fi am ndox kenn du fi am électricité pardon. ay mbirum courant yooyu sax gis nga boo jëlee yële mbirum courant sax da nga koy jëlale parce que bu la jaayee ne la man seen courant dama koy dugal ci biir suuf far nañ ko liggéeyee baaxul ba Senelec saa yu ñëwee sonn. ne man lii tat mënatuma ci dara Senelec mooy wax loolu ne man mënatuma chaque fois ñëw di dépanner seen courant yi di dagg léegi finalement man câble yi dama koy jaarale ci kaw parce que man sonn naa te pourtant c'est contractuel. ci cité Touba Renaissance nag wàllu assainissement doxu fi niki noonu réseau eau pluviale ak réseau eau usée doon na lu ñu fi yittewoo lool ndaxte jafe-jafe rek la ñuy nekk ci ay ndox yu taa. bi ñuy ñëw fii ñu ci bëri dañoo daw ay quartiers yoo xam dafa amoon mbënd. moo tax ñu daw ñëw fii yaakaar ne bu ñu ñëwee fii dinañ fi gis lu gën a baax far fi waraw yëpp ba ñuy jënd daf ñu jaay réseau assainissement bu ñuy connecté ci réseau ONAS alors mu jël sunu réseau assainissement dugal ko ci canal bu nga xamante ni canal boobu ndoxu taw la war a yóbbu. alors ba nga xamante ni canal boobu tey at bi yëpp dafay fees del ba nga xamante ni bu taw ñëwee li mu waroon yóbbu ci ndoxu taw du ko yóbbu ndoxu taw bi daf fiy des bàyyi nit duñu mën a dugg seen kër xale yi duñu mën a jàngi da ngay gis ay kër yu nga xamante ni xale yi duñu ndékki duñu mën a togg añ jigéen duñu mën dem marché loolu la ñuy dund fii ay boroom kër yu mënul dugg seen kër ay xale yu nga xamante ni duñu mën a dem jàngi école wala boo buggee génn sa kër da ngay sol bot ci lu nga xamante ni yow dañu la jaay eau bu ñuy yóbbu ndox bu bon bu ñuy yóbbu ci égout ONAS yi rawatina façon reptile bu nekk nag day génn fii ay bar ay jaan dañuy génn ci kër nit ñi fii da ngay toog ndoxu égout yi ñëw génn sa biir douche kër xam nga ni kooku doomu aadama mënu ko dund dafa metti te koo xamante ni dafa fay xaalisam te xaalis bu nga xamante ni yàlla xam na ni gis nga bu ñu lay jaay genre terrain yu mel nii sa xaalis bu matul dañ lay dàq. fi ñu nekk nii si ñu cité bi fu mu nekk on est au point bas des mamelles
de ce fait que fii la ndox mi yëpp di tase certains voisins ne sortent pas pour un peu tuuti taw tuuti ndox on se retrouve avec des inondations te loolu y a des risques quand même énormes. ñëwal sunu cité gas ko ba mu xóot ba nga xamante ni amatul tey benn ndoxu taw buy wàcc fii mën a génn cité bi amul ndoxu taw yi bu ñu ñëwee fii la ñuy tag fii encore donc loolu dafa métti kenn mënatu ko dund te pourtant kat ki nga xamante ni moo ñu jaay fii muy Mbackiyou Faye moom ay kayitam boo ko gisee am na certificat de conformité ah oui gars yi signé leen ko certificat de conformité kayit yaa ngi fii ne ko yow sa assainissement baax na sa tali baax na sa lépp baax na kon mën nga commencer du tissé jaay mais loolu ça pose un problème. D'ailleurs, il fut un moment bu ñu wax assainissement il fallait nga wax code de l'eau code de l'urbanisme et cetera mais en 2009 gouvernement du Sénégal dafa jël benn loi pour mettre en place le code de l'assainissement c'est-à-dire pour joxe benn importance ci assainissement ndax parce que assainissement suñu ko deful ci benn koñ day indi ay problème yëpp c'est relatif aux maladies et le Sénégal a pris des engagements par rapport aux bailleurs de fonds internationaux pour que ñu éradiquer certaines formes de maladies au Sénégal par exemple comme le paludisme mais pour mën ko éradiquer il faut un cadre de vie qui respecte en fait l'environnement. da doon cité boo xam ne boo koy xalaat ca njëlbeen da nga xalaat ne war na am ndoxu taw da nga war a xalaat ne kër yi danañu am ndox ba tax ñaari réseau moo war a nekk ci cité bu ñu assainir boo xamee ne jaar na yoon réseau d'eau pluviale ak réseau ndox yi jóge ci kër gi moom réseau ndox taw bi faalewu ko réseau ndox kër yi la def fii jël ko nag branché ko ci canal bi nga xamee ne moom moo wër cité bi ñaari canaux la benn mi ngi fële beneen bi ma nga fële ci bay dugg ci cité bi yi nga xamee ne ndoxu taw dong la ñu waroon a collecté jël ko yóbbu ko Ngor mais cité bi ni muy yaatu yëpp ndox bu génn ci kër ci canal boobu ngay mujjee dal di dem Ngor canal bi loolu taxu ko woon a jóg cité bi màgg na benn paire màgg boo xamee ne réseau bi ñu fi def nii yaakaar naa ne attanatul kër yi fi nekk ak doomi aadama yi fi yeewoo ndax ñaari fan ñett regard yi bouché ñaari fan ñett ndox mi di ball ñaari fan ñett ñu nekk fi ñun di kurti pour seet nuñ ko réglé ndax buñ leen wooyee duñ ñu déglu buñ leen bindee duñ ñu tontu et loolu dañ see commencé sonn canal bi réseau bi dañ ko war a xoolaat càmbaraat ko ba defaraat ko mu méngoog li fi yeewu ci doomu aadama. nga fay sa alal ñu amel la ci àq boo xamante ni kenn xamul nu mu toll ci këru àddina boobu mooy benn bu njëkk bi xeet yu bon yoo weñ jaan bar loolu la gars yi di dund fii boo bëggee génn sa kër nag da ngay sol ay bot. ndox yooyu sax nag tax ba tey jii ñu jàpp ne xet gu bon ay insectes wala sax ay reptiles doon na loo xam ne dañu koy dëkkaaleeg foofu ci seen gox ba mu metti loolu ci ñoom. assainissement su amul dañuy am moustique nit yi duñu mën a génn dem doxi seen ay soxla toujours dañuy am problème par exemple ou bien seen kër bouché et cetera kenn du mën a nooy et xet bu bon ngay nooy et finalement dafa lay indi ay maladies au niveau respiratoire et cetera conséquences yi dafa énorme par rapport par exemple à nos enfants loolu tax di nga gis Dakar xale yu bari lu tax ñu am problème asthme tout ça là c'est parce que dañuy am ce problème d'odeur boo xam ne day génn ci égout yi tey gars yi duñ ko mën a nooy loolu mooy indi feebar yu bari ci xale yi au niveau du Sénégal et engagement yëpp Mbackiyou Faye daf ko jëloon daf ko woon respecté. bu ca yamoon mu tane ñoom kat nee ñu lu jëm ci wàllu grava ak yeneen ko xeetu salte yu tukkee ci yooyee travaux wu tali bi bokk na ci li sopp xar kanamu seen gox boobu. gis ngeen espace bi ni mu salte gis ngeen jallu suuf ya fa nekk jallu grava ya fa nekk ba ñuy defar tali bi la ñu gas mbedd yëpp jël ko dem tuur ko foofu tuur nañ ko aussi ci yeneen parcelle nit yi ci biir kër gi ñoo xam yi ci biir quartier bi ñoo xam ne tabaxuñ ko grava yëpp fa lañ ko bàyyi dem seen yoon. te loolu vraiment rafetul ci gis-gis te rafetul aussi ci xel. ak li nga xamante ni waa ji doon xoos fii daf ñu ko defal la donc jël sunu koñ yi xoos ko ba mu suufee jël trottoir yi yéege ko dafa def ba nga xamante ni nit ñi tey amatuñu fu ñu gaaree ba nga xamante ni day indi ay xol yu xat parce que am na place su
place su gaare yu nga xamante ni amu fi fii kenn amul foo gaare. lu jëm ci cadre de vie bi ñoom ñu ne déception lañu ci am ndaxte fii gisuñu fi sax garab wala bërëb bu ñu mën a toog ba féexlu. ñoo ngi wut ker sànq ba léegi pour toog wax amuñu ker xam nga cadre de vie dafa am lu mu àndal cadre de vie dafa ànd ak place su féexlukaay yi dafa ànd ak place su fowukaay yi waaye ñun amuñu place su féexlukaay amuñu place su fowukaay. cadre de vie bi ñuy jaay dafa am lu mu àndal maanaam c'est pas vendu à prix ville dañ ñu ko jaay à prix d'or ñu endetté wu à vie d'accord parce que ñi fi nekk yëpp on a pris des crédits pour pouvoir financer nos maisons donc sàccuñu defuñu leneen honnêtement on gagne nos vies pour pouvoir aspirer à quelque chose gisuñu dara vraiment rien de liñ ñu waxoon man depuis bi ñëwee kii sama voisin la Souleymane mi mais bi ñu ñëwee ba léegi amuñu jàmm. balaa ñuy joxe ay certificat conformité promoteur dañu war a xool si remplir na conditions yëpp parce que Sénégal ci politique état bi dafa mettre en place des objectifs millénaires pour le développement ci objectifs yi cadre de vie daf ci bokk te cadre de vie bi c'est pas seulement construction yi mais c'est tout l'environnement. wàllu ñàkk kaaraange doon na loo xam ne itam askanu cité Touba Renaissance daal dinañu ko joytu. koñ yi xat na xataay boo xamante ni tey bu fi lakk amoon pompier du ñu mën a dugg ndax xat na sew na jàddukaay yi rayon de couvure comme ni ñu koy waxee oto bu mag mënu fi jàdd ba nga xamante ni tey secours yi bu ñu waroon ñëw fii du ñu mën a jàppale kenn pour dimbali la loolu aussi c'est un sérieux problème. déjà tali yi tuuti na li ñuy dagg tuuti na mais kan moo autoriser les constructions aussi parce que su fekkee ni que déjà tali yi xat na ñu yokk ci bâtiment bi 1 mètre ci kanam fu ñu jëm. bu xool yi xatee mën nañ baare koñ yi ba nga xamante ni tey su fekkoon ni sax am na benn malade bu ñu waroon évacuer mën na fi indi ay problème moi je pense que code de l'urbanisme am na lu mu teg ci mbirum ay tali yu nga xamante ni gars yi dañu ko war a respecter quand même il y a un minimum dans ce pays voilà donc ça aussi c'est un sérieux problème bu gars yi di dund boo xamante ni ñun fii daf ñu sonal nañu trop ay koñ yu xaj koñ yu gudd koñ yu nga xamante ni secours yi mënuñu fi egsi mënuñu fi dugg voilà. ñoom ñu jàpp ni lañ fa amoon ci ay espace public sax jamono ji gis nañ ni daal dinañu ko nag dagatee jaay ko te mu waroon doon ay école marché wala sax bërëbu féexlookaay. li ñu bëggoon ci koñ bi mooy suñu doom yëpp xamante mooy ñun li ñu vivre temps yi nekkee woon xale yi di duggante di xamante di am fu ñu foowee mais loolu lañ ñu jaayoon te ñun loolu moo ñu attiré woon ci koñ bi mais bi ñu ñëwee gis nañ ni que espace yëpp dagg nañ ko def ci ay kër. suñu doom yi amuñu fu ñu foowee amuñu sax ñun tamit fu ñu demee di doxantu wala di féexlu wala def ay créer ay activités sportives man maa ngi bokk ci commission wu ressources mobilisation de ressources ak organisation d'événements mais suñu organisation d'événements mais tey jii projet yi ñu am yëpp mënuñu ko matérialiser parce que amuñu espace bu ñu ko defee woon bëggoon nañ def ay club de sport. bëggoon nañu xale yi di xamante ñuy dem ay sorties mais yëpp mënuñu ko def parce que loolu amul ci koñ bi. xale yi tey amuñu fu ñu fawee alors bu ñuy lotir di jaay fii dañ la naan dafa am benn pourcentage boo xam dañ koy dajale pour def ko espace public yooyu ay pax yu nekkoon fii ci cité bi gars yi dagg nañ ko jaay ko moom ci morcellement boole na ko mu dagg ko mu jaay ko tey sunu doom yi amuñu fu ñu fawee. espace yi nga xam ne bi ñuy jënd terrain ñun ñëpp dañu ne fii kat da doon espace boo xam ne yéen a koy bokk bu ngeen bëggee école ngeen def ko ci bu ngeen bëggee jàkk ngeen def ko ci moom maanaam mooy espace yoo xam ne askan wi yëpp ñoo ko bokk. jamono di wéy mu jël espace yooyu morcelé ko jaay ko donc fi ñu toll nii cité bi li muy yaatu amul benn espace boo xam ne nit ki mën nañ cee noyyi. espace bi fi des donc moom mooy bayal bi ngeen di seen fii te bayal boobu moo ko moom te dégg nañu for nañu si weewu béy ne daf koy bëgg a jaay wala mu def ay immeuble am te loolu mënu la sotti ndax urbanisme moo imposé
kuy def lotissement nga génne espace public yooyu loolu donc mooy mën a tax waa urbanisme jox la kayit yi war pour nga lotisser jaay loolu la defoon nag si njëlbeen waaye gannaaw ga ci la jaay espace yooyu. te li ci gën a garaaw day indi sax ay problème mu dëkkandoo ndax xale yi dañuy bëgg di fo ñëw ci koñ yi di bëgg football yàq oto jàmbur loolu àq la et ça pose un sérieux problème et loolu la ñuy dund mais ñu teg ko fan loolu neexatul. tabax yooyu ñu tabax yenn ci ay pàkk tax ba am réseau ci bile gox day doon yenn saay ay jafe-jafe. pàkk yi ñu destiné woon à l'espace public yi ñu jël jaay ko de ce fait que on se retrouve avec des problèmes de réseau énormes aussi dëkk fii amatuñu réseau bien vrai que y a des sonateliers en pagaille mais quand même amatuñu sax réseau ndax kër yu jogeyantoo xat amul benn espace on n'arrive pas à respirer dans cette cité maintenant c'est ça le problème. yile jafe-jafe nag tax ba askanu cité Touba Renaissance ñu gën ko xam ci cité Mbackiyou Faye di sàkku ci promoteur bi mu dimbali leen ba la ñu xaatim déggoo ci protocole d'accord ñeel dëkkuwaay bi ñu daal di ko respecté. promoteur bi ñuy jaay muy Mbackiyou Faye ñu ñëpp xam ko Sénégal xamee ko ci mbiru diine aussi xamee ko aussi ci mbiru business di wax ne que ñun ay sénégalais lañ comme ni ko Iba Mar waxee sànq dañoo liggéey pour ñenn ñi lépp pour mun a investir lii muy le projet d'une vie. bu ñuy jaay terrain yi am na ay engagements yu mu jëloon am na ay obligations yu pesé ci boppam mooy comment dire faire l'assainissement de ce quartier comment dire faire les routes de ce quartier et cetera bon engagement yooyu yëpp il faut dire sur le plan juridique respecté wu. ci kayit bi daf la ne câble bi ci suuf lay jaar dama lay jaay tali dama lay jaay assainissement suñ lay wan plan yi dañ lay wan plan yu rafet ne la plan yi boo ñëwee yow fii am ngeen fi fawukaay am ngeen fi lii am ngeen fi ay pax pour fo waaye dara waaye loolu teg ko fan. par rapport à la religion sur le plan moral il faut mën a respecter jigéentam ak mbokku jullitam ak nit tamit ak être humain parce que ñun ñëpp dañuy am ay droits dans ce pays personne n'a plus de droits qu'un autre. C'est-à-dire il faut que sur le plan moral il est dans la religion il doit respecter aussi lii yàlla santaane c'est-à-dire bañ a am ak surtout ñu ngi ci weeru koor ak morom jullitam ça c'est très important loolu tax on lui appelle à plus de considération mën a respecter nit yi te mën a respecter engagement pour assainir cité bi. Mbackiyou Faye ñaanuñu ko saraxu wuñ ko on lui demande juste mu respecter li ñu tënk ci suñu ay contrat d'achat pas plus ni moins donc je crois que loolu mooy jooyu population bi ñi fi nekk yëpp et tout le monde ñun ñëpp on subit les mêmes problèmes. sénégalais la ñuy sénégalais ëppale wuñu fii ay Faye ak ay Jóob ak ay Njaay ak ay ñu leen ñoo fi nekk dañu bëgg mu respecter li muy def mu respecter engagement am moom laay waxal monsieur Mbackiyou Faye yaa ñu ngi gis ci weeru koor bi yaa ngi def ay gestes ay ndogu ay saraxe ñu ngi la ciy féliciter mais defe naa balaa ngay mun a def acte yooyu nga xam ne mun naa ne ay acte ay nice to have la comme ni ko anglais di waxee sa àq yi nga wes loolu ak nit ñi nga xam ne da nga leen jaay ñu nekk fi depuis des années di galérer nga ñëw faj loolu moo ëpp 10 000 fois tuyaaba nga nekk naan da ngay def leneen. xam nga ñun ñii tey amoon nañ leen lu dul def lu ñëw toog fii di wax suñu ay problème bu cité parce que man yaakaaroon naa ni tey bu ñuy ñëw fii ci cité yu mel nii dañuy yaakaar ni bànneex la ñu fiy dund waaye ñu bëri kenn bëggatu fi toog nag waaw kenn bëggatu fi toog. muy jafe-jafe yoo xamante ni nag bëggoon nañ ci waxtaan ak waa Pro Immobilière waaye mujjeewula antu lu ko may Sen TV mi ngi wéy di leen ubbili antenne am ngir ñu tontu saa su leen soobee.
yeeg xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci Touba Renaissance ñu gën ko xam ci cité Mbackiyou Faye di jaajëfal bu baax El Hadj Dieng ci wàllu caméra beeg logistique bi waaye itam Lamine ci montage bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox dama ci xool askan wa nañu toogee la leen neex ak la leen naqari ci fa ñuy dund. sama gox 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 mon quartier sama ku xam gën di xam sama gox sama gox mon quartier sama gox sama gox ku ñàkk sama gën a gox am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba